mbokk yi tey suñu ñaari jotaay Sénégal ci kanam ñu ngi si ànd ak Oumar Diop moom animateur la day liggéey si rajo Afia FM. DJ Omzo. waaw nga ne l'original. l'original di la ziar. maa ngi lay fay di la nuyu man it di la ziar di nuyu bépp mbindeef ba nga xamante ni yaa ngi toog actuellement di seetaan la 2STV. ñaata at a ngi ni ngay liggéey si rajo. 2 ans laa defagum si rajo. ñaari at waaw. da nga koo jàng. dama ko jàng waaw. foo ko jàngee. Afia FM. Afia FM ñoom ñoo la tàggat. ñoo ma tàggat waaw. dañoo am école wala tàggat bi si liggéey bi la. tàggat dañoo am école. ci biir béréb waaw. léegi yow lan ngay animé yow. waaw damay def thématique damay def musical damay def ethnie. culturel waaw. culturel léegi animation bi fu mu toll nii moom maanaam xaw naa xajam de. waaw xajam na loolu moo waral suñu teewaay fii ci Sénégal ci kanam pour ñu jëm ci waxtaan pour xool nan la ñuy def ba jubbantiwaat nit ñi parce que aussi am na ñu bëri ñu ngi ci milieu bi dañu jàpp ne animation ñëw la rek taal micro di wax loolu nag lañ bëgg mu leer ci bopp Sénégalais yi ñu xam exactement lan mooy métier animateur. aywa ñu ngi lay déglu. très bien métier animateur d'abord si li ñu jàngal dañu jàpp ni bala ngaa nekk animateur da ngay xam d'abord société ni muy fonctionner. parce que loolu day am solo. loolu sociologie la daal. sociologie la d'abord parce que aussi da nga war a xam ne la société se définit comme un groupe de personnes ayant établi les 3 points fondamentaux l'espace des relations vivantes qui vivent pour les lois communes dans un espace donné d'abord nga xam loolu. parce que aussi ni ñu koy waxee ci yeneen métiers yi lu si mel ni comme journalisme ñoom dañu naan éthique ak déontologie métier wu animateur jéggi na ñaar yooyu yëpp parce que boo xoolee métier animateur dafa am ay loo xam ne si par exemple animateurs yi li ñuy gënante seen biir bu ñuy sangu duñ ko simmi. day nekk ak ñoom partout mooy ay style yu nga xamante ni lu ci mel ni la ponctualité la diversité des choix l'objectivité l'éloquence dans son expression la politesse à l'antenne dafa am importance la créativité ak esprit créatif bu nga xamante ni loolu animateur buy sangu ji du ko simi da ko yóbbaale. waaw mais animateurs yi fii boo xoolee boo jëlee téeméeri animateur juróom-ñeent fukki ak juróom-ñett yi jànguñu ko. très bien foofu laa bëgg mu ñu gën a taxaw sax pour wax ci bu baax a baax parce que am na ay élèves yu ñëw Afia boo leen waxee dañuy wax man géwél laa animé rek laay def dañuy jaawale animateur ak nekk géwél c'est diamétralement opposé pour nga nekk animateur da nga ko war a jàng loolu nit yi mënul comprendre parce que aussi il faut nga xam exactement lan mooy utilité wu rajo wala télé il faut nga xam ni ay outils la comme lii nekkee benn outil qui sert à parler micro la rajo aussi c'est un outil de communication qui offre à son audimat des services de détente et d'information tout en promouvant notre culture. ah bon loolu moom xam nañ ne c'est le principe. mais ñun tey doxeewuñu principe boobu. waaw moom moo tax ñu gën a ñëw fii parce que aussi gis nañu métier bi mu ngi commencé nax saay parce que interpellé nañu ay animateurs yu bëri ci Sénégal koo ci wax ndax sa doom suba di nga nangu mu nekk animateur mu ne la maa bañ. comme te animateur la ku si mel ni DJ Prince par exemple RTS. nee na doomam du nekk animateur te animateur la moom. tu vois ce que je veux dire kon moom peut-être gis na ay. est-ce que am ngeen kuréel boo xam ne dafa ŋànk animateurs yi. loolu moo jafe organiser ci Sénégal parce que dañuy fàtte ni animateur dafa war a am. kon amagul bon dégguma ko bokk. man yow da nga koy lancer. non au niveau de Dalifort man ba mu fa ma dëkk organiser naa le collectif des animateurs unis de Dalifort man maay coordinateur maay président bi. maa ngi koy dox maa ngi koy wax amaguñ nañ fa 18 animateurs ci commune d'arrondissement bu Dalifort. baax na waaw amaguñ nañ 18. waaw léegi pour loolu wër réew mi. waaw da ngeen koy door tamit. waaw très bien moo tax door nañ ko parce que moo tax ñu ñëw fii Sénégal ci kanam pour ñu xam ne dañu war a am le goût de travail en équipe. non parce que tamit Oumar. affaire bi bon tey ñëpp dañu nangu ne que rajo yi li ci am moom doxalu réew ñëpp dañ koo nangu léegi nag bokk na ci saafara yi sama xalaat. mooy tey ñiy animé ñenn ñi amaana mbir mi dafa leerul bu baax seen bopp. su amoon tey benn kuréel boo xam dafa leen di ŋànk ci doxalinu kuréel bi mu bokk ci. di fàttali animateurs yi lan moo war a nekk seen taxawaay. fan lan lañ war a def ak lan lañ war a def. amaana loolu di mbir mi na tane mais tant que amul benn association benn structure dara. boo xam dafay ŋànk animateurs yëpp kenn ku nekk da ngay demee sa sago rek. waaw mais kenn ku nekk bu demee sa sago aussi bu ñu demee ba yàq métier bi aussi kon day. ah fu mu toll parce que da ngay dégg animateurs yoo xam ni. ñoom seen animation yëpp. dañuy wayaan la ñuy def. non foofu laa bëgg ñëw bu baax a baax parce que dañu foog ni animation sàmbay mbayaan la te dafa am ñetti ponk yu nga xamante ni animateur armam la mu war ko démarrer muy dem ak moom dañuy jaawale IEC ak éducation éduquer ak divertir éducation divertissement ak information ñun animateur dafa am ñetti combat ñetti armes yoo xam si moom moo nekk suñu biir arme ñetti bal dañu war di informer di éduquer di divertir
ñu wër ni dañu foog ni parce que animation actuellement au Sénégal 90% de l'animation divertissement kese la. di ko may alors que loolu lañ bëgg mu dakk ci métier mi. rajo yi de boo leen taalee diggante 9h ba midi. di ko may la loolu lañ bëgg mu dakk ci métier bi dañu bëgg ñu xam ni ku toog ci plateau war a animer dañu war a xam ni ñun ay porteurs de voix lañ xale yi mag ñi ndaw ñi dafa am lu ñu war a jàngee ci ñun pour ñu xam ni dañu war parce que rajo ak télé su defarul day yàq de. mais day yàq bu baax a baax xam nga comme ni ma koy waxee rek saa su ne loolu mooy animateur dañ ñëw indaale seen style ñoom Pape Cheikh Diallo dañuy ñëw dem këru waykat bi di ko dama si bëgg ñëw parce que aussi man mënu ma jàpp nga tekk morceau jàmbur nga nekk di ci wëy su fekkee wëy nga gën a mën nga dem wëy nga bañ a animer. non mais moom noonu lay animer. non mais attends. animation am la moom style am la daal. très bien on appelle niveau de langue laa koy tuddee on appelle niveau de langue l'ensemble des habitudes de langage d'un individu donné. lu wér. Et ces habitudes correspondent à sa position dans la société, à son degré de culture ou à l'image qu'il va donner de lui-même. kon image boobu la bëgg joxe moo tax dama ko ci coller dama ko ciy bàyyi mais pour ñu xam ni loolu bokkul ci animation man je préfère ci animation nga teg morceau yoo nga xamante thème la parce que même émission musicale am na ay thèmes yoo war a mën a développer ci biir émission musicale. imaginez boo tegee émission musicale nga teg morceau bu mel ni alal bu mu la jaral sa ngor am na lu bëri loo ci mën a jàngal askan wi moo gën ngay teg yeneen genre morceau yi nga xamante ni amul lenn lu ci askan bi war a mën a jàngatee. non parce que tamit xam nga kii animateurs yi. man dama jàpp ne bokk na su liy defar Omar. xam-xam jikko yu baax. ak liggéey. léegi yow su fekkee amoo xam-xamu li ngay def. amoo xam-xamu lan mooy defar réew. amoo xam-xamu lan mooy njariñ ak lan mooy loru fi nga toog. amoo si benn xam-xam. yow sa bànneex sa coobare ak sa sago rek ngay demee. ba pare yow amuloo tey kenn koo xam ne mu ngi lay wàññi. mais da ngay gën di dem njaaxum rek. gën a def njaaxum. léegi nag loolu Omar. dina ñëw léegi yow nga wax ñu nag say solution lan la. très bien. da nga ma laaj sànq si animateur ndax ñu ngi fexe créer benn kuréel kuréel bi mënul créer wu tant que animateurs yi dafa ñu seen bopp ñu war a am chance relationnelle ak sens de la communication. non bul dem si loolu. si dama ciy dugg Omzo dama ciy dugg. xam nga mënoo ne da ngay toog bàyyi ba gars yi am sens relationnel. non parce que li tax ma bëgg ci dugg mooy par exemple su fekkee yaa ngi déglu rajo amul benn animateur booy déggu par exemple muy animé nga dégg mu may dédicace moromam DJ moromam animateur. yow di nga ko def. Afia FM rek laa ko gis Afia FM dañuy invité sax suñu morom animateur mu ñëw toog ci plateau. ñu def animateur dañuy ñaanante seen biir. c'est ça kon mun naa jàpp ni animateur boo ci dégganteel téléphone xam nga pour lan la jëlal ma sama artiste nangam te loolu dafa war a jeex Sénégal. dafa war a jeex artistes yi dañuy wax ne que. waaw animateurs yi léeg-léeg. dañ lay fayee très bien très bien wala ñu chantage xale yu jigéen yi. loolu ñi koy def loolu moom ma gën a indi fii parce que dama bëgg ñu xam ni. waaw dama bëgg ñu xam ni ñooñu ñi koy def du ñu ay animateur parce que aussi ci télé laa toog di wax. animateur lañ di. ci télé laa toog di wax. animateur ku jàng métier bi ba mun ko xam ba koy pratiquer duñ la wax tegal ma sama single wala tegal ma sama clip nga naan ko ay yónnee ma crédit nga ak sàngam ñu koy wax am na ay artistes yu démb rek invité naa ay artistes yu ñëw Afia minuit 2h du matin ay artistes dañuy wax nit tegal ma sama clip sax mun ko yónnee ma crédit balaa dara di xew alors rek yónnee ma crédit am na ci télé yi ñooñu dañu bëgg ñu xam ni ñooñu duñu ay animateur képp ko xam ni da nga nekk animateur la amaana daa jeng rek non mënul jeng parce que savoir et être nit boo xamee dara da nga ko war a jëfee xam nga mënoo wax da ngay prôner non violence boo amee jàmm mais da nga ko war a jëfee mais as tamit bu radical noonu amaan animateur la mais dafa wàcc yoon kon ñun dañ koy boddi parce que aussi il faut ñu xam loolu parce que aussi waaw léegi non as man nag fu ma d'accord ak yow mooy nit ñi munoo xaar ba ñu am sens boobu nga soog leen organiser peut-être si boo leen organiser si biir organisation boobu lay am activité yoo xam ni sens yooyu dinañ leen si gën a yee mais ko ci woo du la wuyu léegi yow waaw tey mun nga ñëw jël sa ñaari animateur déjà def nga 18 fële Dalifort tey mun nga du ñàkk nga woo kenn ku nekk Rewmi FM wala keneen ku nekk Oxygène wala nangam sangam ngeen nekk seen kuréel bu ndaw door affaire bi na door rek après yeneen gaañ bu ñu gisee ni que mbir mi am na njariñ mun na ñëw bokk mais tant que yooyu amul kenn ku nekk da ngay demee sa bopp rek ok message bu may lancer encore mooy dafa mel ni gars yi di jël yenn animateurs yi ci rajo yi wala télé yi dafa mel dañuy naan malation malation mooy lan wala dañuy 15 malation mooy loolu di rey mbóot parce que man mënuma comprendre animateur bu mënul sax bind concept wala heure bu bindee concept am si biir présentation émission day wàcc concept yow nga jël ko téye ko ci rajo yi loolu aussi war nañ ko mën a xool wala ci mais parce que critères yi jëlee fii mooy
jël naa aas. parce que télé nangam la nekkoon. te parce que télé la nangam la nekkoon. loolu moo fi war a jeex nag. loolu moo fi war a jeex parce que aussi bu ñu bëggee xeex ñi nga xamante ni ñi ngi yàq métier bi ci biir Sénégal il faut ñu am ay foo xam si fa lañ ko war a mën a jooyee fa lañ ko mën a jooyee mooy si rajo yi wala ci télé yi. imagine ñu tourner tout au réew mi yëpp ñu wër ko def suñuy demande dugal suñuy concept yu baax pour toog pour jàpp ci liggéey parce que liggéey bu noble lañ yore ñun animateur liggéey bu noble mais foo dem ñu ne la non arrêté nañ jël 2 jours après nga dégg dàq nañ kenn si beneen télé jël nañ ko foofu mais après di yow da nga naan mais man qu'est-ce qu'il y a affaire moom dafa jaxasoo mais mënoo comprendre pour élaborer dans une émission il faut yow nga xam exactement contenu bi lan lay signifier ñu bëri dañu foog ni boo indi amee titre émission tur bu rëy rek loolu mooy nekk loolu mooy xam-xam bi ma la doon wax sànq. très bien xam-xam amu ci. parce que aussi mënoo comprendre animation Sénégal xam-xam non doo comprendre si xam-xam am na ci. parce que un titre ne peut se faire un thème titre émission mënul nekk thème émission. imaginez man par exemple ñu tuddee ma Omar est-ce que damay tëju sama biir néeg rek ni Seydina Omar lañ ma tuddee dinaa dund mais damay dee. il faut mu wuti métier boo xam si ci laay mën a amee koom pour mun ci dund. kon un titre ne peut se faire un thème am turu émission bu rëy taxul nga am contenu bu baax. kon il faut ñu régler contenu yu ba mu baax ñu mën a toog ci plateau. yi animateurs yu saaga sax. yéen a ngi wax fii léegi problème Sénégal dafa dellu ginnaaw affaire mbéy meeg ñoom seen pour lan animateurs yi mënuñu di teg morceau yooyu. Queen Biz way na fi wuy wallu ñuy teg genre morceau yu mel noonu au moins di conscientiser nit yi ñi nga xam ne morceau yi dañu am solo lool moo gën ñuy teg yenn morceau yi nga xamante ni da nga koy dégg ku bëgg fecc na dem boîte fecc dafa am yu nga xamante ni il faut ñu koy respecter animation c'est la voix qui représente la signature d'une émission tey boo fi nekkoon di teg si jingal Sénégal ci kanam ba suba émission bi commencé gul tant que ne woo salaamaaleykum waa Sénégal du ñu xam ne émission bi commencé na kon ñu xam ni morceau yi di teg musique kañang-kañang di wëy ku bëgg mën wëy na dem wëy ku mën fecc su mu toll nii ku mën fecc lutte musique danse bi ñuy wax moom animateurs yi ñoom la ku mën fecc nag ku mën fecc na dem Sorano mu fecci da ngay dégg animateur buy animé ba ci biir plateau ni xanaa xam fecc laa gën a mën wax mais demal fecc Thiamas de gis nañ ko léeg-léeg day jóg moom pàkkar ñi ko ba mu dama ko si ko xam lu tax parce que damay jàpp ni si concept am la bokk ba muy signé contrat peut-être nee na damay fecc ñu nangul ko animation danse bu fekkee daf ko wax ñu nangul ko noonu lay demee mais tey su ma doon bind sama concept man bay ni damay animer sama émission du ma ci def damay fecc dama animateur laa je suis là pour informer éduquer et divertir te divertissement bi 10% lay doon ci sama émission animation du ngéwéle léeg-léeg nga am élève mu ñëw Afia mun la man ngéwél laa bu animé rek laay def mais da ngay ñëw ñu war a jàng nga gis élève bi du yor lu muy bindee da ngay commencé joxe cours yi rek mu ne monsieur mën naa dem jëndi kaye mu xam ne li nga koy jox commencé na am njëriñ xam na ni lii dañ ko war a jàng du loo xam si dañ ko da ngay ciitee élève 1 mois mu ni franchement musuma xam ni lii mooy animation. delloo njukkal Omar Diop DJ Omzo moom Afia FM la nekk. mais doo bàyyi mu nuyu waa Afia. waa Afia FM yëpp nuyu naa leen bu baax a baax. waaw yéen ñëpp di daje ëllëg bu soobee yàlla wa salaam.